waaw yéen kaay ak la ñu xëyee pàcc bu njëkk bi Chérif dañ koy door rek l'observateur mu mel ni démb Yewwi Askan Wi foo sànni mbatt mu tàkk foofee ca place de la nation. waaw muy manifestation bi noonu amal ca place de la nation ex place de l'obélisque journal bi daal dina ci ñëwaat ak ñëwit ci ministre de l'intérieur naka la daal di rek infiltrer manifestant yi def nañ fa nag procès moom ministre de l'intérieur Antoine Diome Macky Sall ba ci les 7 sages bu conseil constitutionnel muy Sonko Barthélémy Diaz ak tamit participation yi nga xamante ne gis nga ko nee nañ par force ñu bokk ci élection législative yi dinañ ñëwaat ci yeneen ponk yi muy rek directeur du commerce intérieur lan moo tax kon njëg yi cher fii ci Sénégal moom Omar Diallo mu ngi ci xëtu yéene kaay bi di l'observateur et puis tamit liberté provisoire Omar Samb moom mi nga xamante ni moom lañ mujj a mettre en cause ci mbiram Seydina Fall Bougazeli fa la ca Ndar hôpital ba journal bi def na rek jàngat ci plateau technique hôpitalu Ndar mi ngi ko tuddee kon l'hôpital de la peur Cheikh Kouyaté tamit gis nga ko mi ngi ci xëtu yéene kaay bi di l'observateur. enquête ba léegi Yewwi Askan Wi ce radicalisme moom daal fippu nañ ngi rek bokk ci élection yi par force mi ngi noonu Ousmane Sonko Khalifa Sall déclaré gis nga ko élection mënul am sans Yewwi Askan Wi bokk ci moom nee na mënuñoo nangu tamit juróom-ñaari sage yu conseil constitutionnel di jafal dëkk bi arrestation chef rebelle boo xamante ni ku jege Ousmane Sonko la ca Grand Yoff confirmé nañ ko buñ sukkandikoo ci journal bi. aywa le quotidien. ñëw ci leneen muy organisation mondiale de la santé mu mel ni kon waa Sénégal rejeté nañ agenda mbiri góor jigéen di LGBT yoo xamante ne bëggoon nañ koo imposer rek fële nga xamante ne moom mooy vote ca OMS Sénégal ak Libye moom danoo voté contre la résolution bi nga xamante ne dafa mentionné ay personnes yoo xamante ne même sexe la mbiram góor jigéen ak yu ni mel ci jamono jooju Macky Sall ak Vladimir Poutine une semaine après kon visite ba fële moom Poutine dana libéré blé bi muy loo xamante ne rek effet la ci visite Macky Sall fële ci jamono jooju Yewwi Askan Wi gis nga ko ba léegi rek seen ñi ngi bandé les muscles fële nga xamante ne kon mooy ca place de l'Obélisque. Le Soleil. ci conseil des ministres le président Macky Sall ñëwaat ci exécution mission des entreprises de presse publique muy RTS Soleil APS gis nga ko moom président Macky Sall kon nee na am na ci daal di mbégte dund gi muy xont bi nag cher na trop soxna Fadi. aywa Libération. ñëw ci rek di nga xamante ni kon mooy seen CRED benn structure de microfinance la boo xamante doon proposer ay clientam beneen gis-gis ci wàllu microfinance mais mbir yi ay tappale kese la gis nga ko mu tuddee ko pyramide de Ponzi bi nga xamante ni kon dafa écroulé wu am na ay chef d'entreprise yoo xamante ni commerçant yi daal daanaka ñàkk na lu toll ci ñett ba 50 millions de francs CFA directeur général seen CRED ba muy Issa Savaré moom gis nga ko rek arrêté noonu ko par la division des investigations criminelles. La Tribune. muy loo xamante ñu ngi ko xaar ci kanam bu mi di jotee fële ca cour suprême lañ ko dara àttee muy recours bi nga xamante ne gis nga ko avocat bi di nekk tamit homme politique opposant Abdoulaye Tine déposé na ko ca cour suprême jëm kon ci wàllu parrainage bi jàpp ne ni daal bu dee cour suprême moom dëggal na li avocat bi bëgg processus électoral bi yëpp dafiy yem ndax dañuy àllinte élection yi jëm nag ci li nga xamante ni kon mooy parrainage bi rawatina arrêté bu ministre de l'intérieur génne woon ci weeru avril bi ngi rek ci wàllu limitation jëm ci parrainage bi soxna Fadi. aywa ñu dem ci beneen yéenekaay muy Walf Quotidien. Walf Quotidien manifestation opposition bi Ousmane Sonko ak ñi mi àndal daal gis nga ko élection du am sans Yewwi Askan Wi gis nga ko rek l'opposition a fait carton plein maanaam comme ni nga ko waxee foo sànni mbatt mu takk ci jamono jooju waa pouvoir bi moom ils ont raté seen démonstration muy waa APR ak ñeen àndal. aywa Les Échos. Sadio Mané moom it mi ngi ci xëtu yéenekaay bi gis nga ko rek nee na dina wéy di marqué waat ay bit moom mi nga xamante ni kon mooy meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale bu football gis nga ko baat na record Henri Camara vacances yi nag nee na Bambali lay njëkk dem dëkkam bu paree nag xool feneen fan lay teg tànkam gis nga ko marée humaine mbooloo mu bari fële nga xamante ni kon mooy ca place de l'Obélisque Ousmane Sonko ki gaayam am na loo xamante ni ko doon ko fay kaddu jeunes yi nga xamante ñi ngi xaar ndigal la ngir daal di jëfe lam leen sant moom Ousmane Sonko ay journaliste TFM yoo xamante ni gis nga ko rek Déthié Fall moom it daal dina fay jéggalu ci li nga xamante ni moom moo xewoon démb ca place de l'Obélisque ak journaliste TFM yi. Bés bi le jour. Bés bi le jour ba léegi gis nga ko Yewwi Askan Wi nga xamante ni déposé na sa liste de colère ñoom li leen métti yëpp wax nañ ko muy manifestation boo xamante tamit ay jeunes de Benno Bokk Yaakaar ñoom ñi ngi doon defante seen biir Sadio Mané dafa mel ni Liverpool veut plus koppar yi nga xam ne daal gars yi ñu ngi koy laaj waa Bayern bu ñu sañoon waa Liverpool gën kaa yokk et puis ñu ko doon wax sànq muy Mamadou Sarr mi nga xamante ni kon génn àdduna suñu naataangoo bi journaliste en danger Sénégal nag li ñu fi nemmeeku mooy manifestation bu amee gis nga ko ay saaga kii ay xupp ak yu ni mel daal moom lañ def tas ko ay xabaar yi. aywa ñu dem ci las. muy marée humaine ba léegi à la place de la nation muy Yewwi Askan Wi
Vox Populi loolu daal di ñëwaat rek muy ñi nga xamante ne rek mooy waa Yewwi Askan Wi mbooloo mu takku ma ñëwoon démb ca place de la nation ca jamono jooju suñu naataangoo Mamadou Moustapha Sarr moom it génn àdduna démb. sur ça daal di ñëwaat rek ci li nga xamante ne gis nga ko muy validation conseil constitutionnel ak liste titulaire sans suppléant. muy vice versa gis nga ko un arrêté similaire rendu ñëw rek ci cour suprême bi nga xamante ni en 2014 li naan arrêté bi nga xamante ni jurisprudence la xewoon ca Fandène ak Augustin Tine mi nekk ci APR ci jamono jooju Yewwi Askan Wi ñoom ñooy maître de la rue ndax mbooloo mu takku man mobilisé démb ca place de l'Obélisque pari réussi tamit la daal di wax muy gis nga ko Yewwi ak Wallu ñoom daal ñoo ànd démb ak seeni militant daal di mobilisé wu fa li nga xamante ni mooy ca place de l'Obélisque Sud Quotidien également loolu daal wax muy méga manifestation de l'opposition à la place de la nation hier kon Yewwi ouvre le feu sur Macky Sall gis nga ko muy Ousmane Sonko Barthélémy Dias Aïda Mbodj Khalifa Sall Déthié Fall ba ci sax gis nga ko Dame Mbodj ñoom ñëpp daal yëkkati nañ fa ay kaddu ngir rek ñaawlu Sénégal fi mu toll ci démocratie ak ni leen bëgg a bédee ci élection yi. record ñëw rek ci li nga xamante ni kon mooy taxawaay équipe nationale bu Sénégal du top Sadio au flop Ballo Touré nga xamante ni gis nga ko match démb bi tamit nee nañ Ballo daal gisul dara moom mi nekk fële latéralu Milan AC ca Italie ca jamono jooju nag moom Sadio moom gis nga ko am na taxawaay bu am solo pour l'équipe nationale il faut juste travailler ki nga xamante ni mooy Pape Alioune Ndiaye moom dafa mel ni am na yaakaar ba léegi ngir ñëwaat ci équipe nationale bu Sénégal Sadio Mané moo nekk xëtu yéen kaay bii di stade en comment Sadio a passé devant ki nga xamante ni mooy Henri Camara bu ñu sukkandikoo ci journal bi Sadio Mané marqué na fukk ak benn ci ay penalty Henri Camara moom mosul dugal penalty ndax daawul dóor penalty équipe nationale Henri tamit gis nga ko dugalul mosul dugal triplé te Sadio gis nga ko bëgg dem bu dugal na ñetti bit ci jamono jooju Ballo Touré Balde Keita ak ki nga xamante ni mooy Habib Diallo moom dafa mel ni dañoo xaw a daanu. kii moom Saliou Ciss mi ngi def lu am solo ci équipe nationale bi. Alioune Badara Fatimi aussi doon ko fàtte mooy champion bu Sénégal nekk également gardien bu Casa Sport. moom it nee na am na année bu exceptionnelle wax na dëgg ndax mooy champion d'Afrique également. mooy champion d'Afrique nekk champion du Sénégal. sunu lamb pour finir sunu lamb moo gis nga ko rek Modou Lo mi ngi rassuré ay amateurs am moo combat contre Ama Baldé aura lieu Modou. kaay bëre. aywa. ci kanam tuuti incha allah dina ñëwaat ci beneen pàcc mu ñaareelu pàcc yéen kaay ak la ñu xëyee El Hadj Malick Thiandoum la actualité bi nga xam ne yéen kaay yëpp xëyee nañ ko muy la xewoon démb ca place de la nation muy mobilisation bu mag bu rëy bi nga xam ne opposition bi amal nañ ko muy Yewwi Askan Wi ak ay ñoñam. waaw pari de la mobilisation mën nañu wax ni Yewwi ak yow am nañ ko ndax askan bi yëpp wuyu si nañ leen fële ca place de l'Obélisque foo sànni mbàtt mu takk mu mel ni que opposition bi daal am nañu taxawaay bu am solo li nga xam ne tey moom lañ ci mun a jàngat moo di ni tey on a une opposition très forte bu nga xam ne askan bi ñu bari ci ñoom jox nañ leen bopp te loolu démonstration de force démb bi wane na ko beneen bi nga xam ne moom lañ ci jàngat moo di ni discours bi nga xam ne discours ya ñu fa dégg yëpp daanaka benn jëmukaay la mooy Yewwi dafa war a bokk ci élection yi ci nii mbaa ci naa donc mu mel ni que Antoine Félix Diome tamit bokk na ci ñi ñu duut baaraamu tuuma ci li xew ñu koy sàkku mu tekki ndombal tànkam parce que loolu ci wàllu opposition yàgg na am ñu ne ministre de l'intérieur mënul nekk juge et partie maanaam bokk ci élection yi ba pare di organiser élection yi loolu je pense que c'est un vieux débat dans l'espace politique sénégalais beneen bi nga xam ne moom lañ ci jàngat moo di ni démb grenade tàkkul toj amul xeex amul xuloo amul la nga xam ne moom lañ fa ràññee mooy nit ñu ñëw en masse déglu seen ay leader après ñibbiwaat ci jàmm loolu dafay wane rek ne bu fekkee ni tey manifestation am na ñi ko war a def tegu ci yoon wi ñu war a tegu dugal seen demande d'autorisation bu fekkee ni autorisé nañ leen ko daanaka coow du am donc tey li nga xam ne constitution wu Sénégal moo ko may askan bi muy seen ak seen yelleef je pense que l'exception mooy tere mais la règle mooy nangu lépp lu nga xam ne manifestation la jëm ci wàllu dundal démocratie wu Sénégal ñu nangul leen ko buñ ko nangoo rek problème du am te loolu moom lañ fa gis démb en tout cas ñuy féliciter encore une fois Yewwi ak ñi nga xam ne ñoo di yow ci mobilisation bu rëy bi ñu def di féliciter askanu Sénégal ci mat gi ñu am ba ñëw tey déglu seen ay leader ñibbiwaat ci jàmm parce que démb ñëpp ci nen la ñu toogoon ñëpp xalaatoon nañu yëf yi dina déborder mais débordement amul alhamdulilah. Très bien Chérif rapidement. débordement mënul am étant donné que comme ni nga ko waxee manifestation bi autorisé nañ ko donc comme ni ko Malick waxee à mon avis
problème bu amee rek parce que tere am na bu tere amee nit ñi aussi dinañ jéem a braver interdiction tere googu moom mooy waral des fois jàmmaarloo am entre manifestants yi ak ñii di force de l'ordre yi mais ku ci nekk la war boo ko defee je pense que dëkk bi ci jàmm lay mën a parce que Sénégal dëkku jàmmal maa ngi ko fi doon wax démb ça ne sert à rien des fois di def les gros titres pour tiital nit ñi et cetera parce que réew moo xamante ni ba nga yàggay voté ay siècle la ci ginnaaw plusieurs fois nga amal ay bi mooy nar a nekk presque 14e législature nga jóge ci li nga xamante ne daal mooy ñaata yoon lañ fi voté fal fi ay maire ki député yu ni mel donc Sénégal war na def beneen pas ci wàllu démocratie boobu maanaam ñu koy gën a suuxat parce que garab moom loo ko yore aussi di ko jëmbat day tax mu gën a dëgër bun di naagu Sénégal naan lay xew fee mun ta xew fii et cetera li koy amal nag mooy ku ci nekk institution yu dëgër nag weesuwut maanaam di sàmmonteeg li nga xamante ni sàrti réew mi wax na ko muy constitution bi comme may na Sénégalais bu nekk boo bëggee manifester ñu bàyyi la nga manifester su fekkente ni jaar nga ci yoon bu nga xamante ni boo fa jaaree ñu autoriser la ko je pense qu'il y a pas de raison ñu fiy tere ay manifestation étant donné que ay doomi réew mi leen ku ci am lu la métti nan la bàyyi nga daal di koy wax ñii gouverner di gouverner opposition loolu am mooy lii maanaam ñoom waxuñ leen ngir ñu maa ngi ko fi doon wax démb dund gu seer gi ñu amul moyen sax pour saafara loolu mais nag comme ni ko Babacar Sy Ndiaye di waxee ñoom gouvernement de la parole la il faut ñuy wax ba jot ci nguur bu fekkee ni kon loolu moom mooy seen i yitte donc il faut que aussi administration bi côté boobu mu ciy bàyyi xel rawatina ministère de l'intérieur bi nga xamante ne moom mooy seen kilifa lii buy am rek jàmm ne ñooy parce que fi ñu toll ni dënn yi jóg na et cetera Yewwi Askan Wi tamit bon mobilisation bi loolu bett kenn parce que boo xoolee mooy ñoo fii deuxième force politique fii ci Sénégal élection locale yi gën minimum engagé nañ fi lu toll ci 800 000 voix loolu du ndaw presque 1 million de Sénégalais yoo xamante ni kon ñu ngi leen di déglu donc je pense que c'est important muy responsabilité bi nga xamante ne moom moo war ku ci nekk ba nekk puso bi bañ a rëcc seen loxo maintenant nag il faut quand même revenir ce qui s'est passé hier et qui a concerné quand même nos équipes qui étaient sur place. on va y revenir on a préparé un document dinañ ci ñëw ci kanam parce que incha loolu allah moom waaw loolu faaw ñu mën cee wax on est tous aujourd'hui Cheikh Diop ak ki mu àndaloon ñuy suñu naataangoo nekk fii ci Futurs Médias ak waa Leeral aussi dinañ ci ñëwaat ak waa Leeral ak bépp journaliste boo xam ne ñu ngi lay teg ay métital ay dóor ak xupp ak intimidation ak humiliation Marcel. waaw le pari a été réussi et puis bon warul bett kenn du moment où nangul nañ leen seen manifestation pour mu am et sachant que itam moom mooy comme ni ñu ko waxee deuxième formation politique donc après le parti après la coalition au pouvoir donc man personnellement en tout cas bettuma bu ma gisee toute cette foule là je m'attendais à cette mobilisation d'autant plus que pare woon nañ ko bu yàgg donc li ñu waroon dénoncer nañ ko tout en se demandant léegi par rapport à certaines déclarations qui ont été faites naka la ñuy nar a doxalee li des ci balaa élection yi di am donc toujours est-il que lii itam day firndeel ne comme ni ñu ko waxee sànq bu ñu tant que ñu ngi accepter ay manifestations muy tenir ci réew mi ci en tout cas ay manifestations pacifiques coow du nar a jib donc je pense qu'on peut retenir cette leçon là et puis après bien sûr l'autre fait déplorable mooy comme ni ko Chérif waxee li jot a am ak suñu équipe suñu naataango yi. dinañ ci ñëwaat ci kanam merci beaucoup c'était l'actu commenté. information concernant li Malick doon wax fële ci CTO. dame bi noonu agressé et le médecin à CTO. et les médecins à CTO effectivement en plus. fa la ñu yóbbu également. fa la ñu yóbbu waa sàcc bi. en tout cas insécurité bi liñ ci mën a wax moom mooy buñ ci gënul jugaat justice populaire bi askan bi dinañ fay ñi ngi commencé di fayul seen bopp Malick te loo xam ne quand même mun na déraper yow ku nga sàcc moo la nar a sauver moo la nar a sauver ba noppi itam bu ñu defoon ndànk mën na koo faat ndax dafa yor ngànnaay te itam doy na waar quand même c'est un malfrat quoi que l'on puisse dire léegi ñu jàll ci leneen muy un jour au Sénégal un jour dans le monde